yoon la ci yorin wu nekk tege ci yoon wi ci rajo Futur Média alxames bu nekk ak El Hadji Assane Gueye jotaayu waxtaan la bu dul bàyyi dara politique société culture sport ci gàttal lépp lu laaj waxtaan leeral ak yoonal ci yoon wi lañu koy waxtaanee yoon wi ak El Hadji Assane Gueye alxames bu nekk ci rajo Futur Média. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax seen ànd ak ñun RFM ni ñu ko baaxoo alxamis ju ne ci waxtu wi ci kàttanu borom bi ñu àndaat ak yéen seen émission yoon wi ñu ngi am mbégte ànd ci docteur Babacar Diop docteur Babacar Diop mooy njiital parti bi di FDS Force démocratique du Sénégal di jàngalekat enseignant chercheur ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru docteur ñu ngi lay ziar rafetlu bu baax teewaay gi. El Hadji Assane ñi ngi lay ziar di la di nuyu Sénégal yépp gi nga xamante ni ñi ngi ñuy déglu di la wax sama mbégte ci ñëw ci sa jataay. jërëjëf docteur Babacar Diop université fa nga ne jàngalekat nga fa jamono yi nu wér gu yaram gi tëddee maa ngi lay tooñ off the record keroog ne mbaa di ngeen sol ay casque bu ngeen di jàngale ji ndax sama rakk yi moom étudiants yi 1 2 ñu jëli doj ak yeneen. waaw xaw na jafe nag xaw na compliqué amoon na coow yu bari yu ci amoon ci dooraat njàng mi. amoon na jaxasoo yu bari yu ci amoon entre jàngalekat yi autorités yi jiite université bi ak ndongo yi. waaye jàpp naa ni semaine bii daal li ñu nga xamante ne mënees na ko seetlu. mooy que ni mbir maa ngi dox ci jàmm mi ngi dox ci yoon. examen yi dooraat nañ ko. depuis altine en tout cas faculté des lettres ak département de philosophie bi nga xam ci laa nekk door nañ examen yi. jafe na nag parce que bari na lu autorités yi di wax naan jël nañ ko ci ay matuwaay. dem ci rajo yi di wax. boo demee ci terrain bi la fa am ak ñoom li ñuy wax dina soree lool. ndax damay laaj barki démb rek boo demee UCAD 2 benn amphi boo xam day jël ëpp junni nit nga mën fa def ay examen fi ñu toll ci ay mbas mi. ci amul ventilation. ventilo yu doxul lu mel noonu léeg-léeg damay jàpp ni ñi ñu jiite wax dëgg yàlla seen i taxawaay day manqué waaye jafe-jafe yooyu yëpp jàngalekat yi ci seen taxawaay wax dëgg yàlla ak seen bëgg université ak seen bëgg liggéey ak xam ni réew mi ngi ci ay jafe-jafe ñëpp war a taxaw ndaxte loo ci mënti dégg it El Hadji Assane année blanche baaxul année invalide baaxul session unique baaxul ndaxte mbas mi wër na àdduna waaye amul benn réew boo dégg ni am na année blanche am na année invalide ci am na ay réew yu ñu ëpp ay jafe-jafe fuuf man damaa jàpp ni li jafe-jafe yi di bari am na lu étudiants yi war a mën a bàyyi jàngalekat yi war ko mën a bàyyi état bi la mu war a def mu góorlu ca vraiment taxawee ko suñu ko defee jàpp naa ni dinañ taxawu xale yi ndax xam nga lu tax juróom benn weer ku ko toog jàngoo kooka fay na lu bari juróom benn weer kon mënoo ko cee tegal baneen nattu muy nga ko yóbbu année blanche wala année invalide wala session unique ci jàpp naa ni en tout cas calendrier bi université taxawal su ñi jiite université ŋànk université góorgóorloo bu baax parce que bari na lu ñuy wax ci rajo ak télé demewul ak li xew ci terrain bi parce que ñun ñu ngi ci examen bu ñu góorgóorloo bu baax a baax gën a waxtaan ak xale yi gën a dalal seen xel jàpp naa ni fii ak janvier dinañu mën a tàmbale at mu bees. très bien jafe-jafe du ñàkk ensuite ni nga koy xamee yow mi fay jàngale du demeek man mais ci lu ma soriantoog daara ji jaar fay jamono gis naa ni jéego yu am solo nag def nañ ko université aussi bien au niveau du campus social que de l'espace pédagogique. waaw jéego mënul ñàkk. ndaxte réew mi ngi dox boobu ba léegi ba nga fa jaaree ak léegi. waaye soo xoolee ni Sénégal bindoo. ci ñaata lycée lañ fi tabax. booba ak léegi. ci jamono Ablaye Wade Thiès ga nga dëkk ñu dëkk fa man ak yow jamono benn lycée fa nekkoon. tey jii lu mat juróom-ñaari lycée ma nga fa ne. ñaata xale ñooy am bac at mu jot. xale yooyu am bac dañ leen a war a wutal fu ñu jànge université Cheikh Anta Diop rek moo fi université bu mag boo xam ni mën na jël lu bari. faculté des lettres bi nga xam ne xam nga ko. suñu la nee faculté des lettres léegi mu mat 40 000 étudiants. loolu xel mënu ko nangu c'est trop xel mënu ko nangu ci boobu ba léegi yan université lañ fi tabax Assane Seck infrastructure ya parewul El Hadji Ibrahima Niass bu Sine Saloum infrastructure ya parewul Amadou Matar Mbow infrastructure ya parewul waa Saint-Louis boobu ba léegi ñi ngi jooy pour ñu yokkal leen ñu gën a am doole mais soo xoolee alal ji fi ñu ko waroon a dugal ci tubaab di wax priorité alalu réew mi la ca gën di priorité mooy ñu tabax doomu réew mi
doomu réew mi fenn rek lañ leen mën a tabaxee mooy ci l'école yi ak ci université yi. jàpp nañ ni Sénégal waroon nañoo am ay université yu mag a mag a mag yoo xamante ni li ñuy wax ay bourses étrangères dem di jàngi wala xale yi di wër ci ambassades yi pour di bëgg a tukki. loolu dutu ko jarate ndax dinañ mën a jàng fii. mën a fi am seeni diplôme yu baax yoo xam dinañ mën a tekki ci réew mi mën a tekki ci Afrique. waaye tey jii njàqare bi nga xamante ne am na après bac bi dégg nga ñun la résultat bac bi baax na. fan lañ leen di dugal xam nga ñaari at ci ginnaaw. état bi jëloon na leen dugal leen ci privé bi. génnewaat leen ci privé bi dugal leen ci public bi. tey jii situation bi ñu ne. université virtuelle gi. virtuel boobu moom li ko taxawul. parce que bi mbas mi amee dañoo enseignement en ligne lañ wax. kon université virtuelle moo waroon a gën a profité ci situation bi ndax waroon na am équipement waroon na am xereñte bi waroon na am mat gi. mais bokkoon na ci structure yi gënoon a taxaw. ci waroon na gën a mën a jàppale yeneen université yi. docteur lan ngay wax yow ci wàllu xale yi ndax dañuy bàyyi ñëpp ko am bac dem am droit njàng mu kawe wala dañoo war a def ak segg léegi ci ñi war a dem defi enseignement supérieur. dafa am loo xam ne El Hadj Assane du xalaat. xale yi dañoo am ay droit naan ñëpp mënuñu dem université su ñëpp mënul dem université yow da ngay tabax à côté ay yoon yoo xam ne xale yi mën nañ faa jaar xale yi le droit à l'éducation le droit à un enseignement supérieur loolu c'est un droit bu xale bi am léegi nag mën nga ni ñëpp dem faculté des lettres def les mêmes filières jël 40 000 étudiants dugal leen fac lettres loolu mën nga ni peut-être jamono tolluwul foofu. mën nga ni xale yi mën nañoo des seen région ña dëkk Thiès ña dëkk Ziguinchor mais à côté nga tabax ay filières yoo xamante ni dina may xale bi ñaari at. ñetti at ci boppam mu mën a ci am lijaasa boo xamante ni dina ci mën a wut am xëy wut ci liggéey. waaye ku am bac. wutaloo ko yoon wu mu jaar. proposé woo ko dara ba pare nga ne ko duma la yóbbu université. loolu ku ko def erreur la ca jàpp naa ni xale yi. ak ñi nga xam dañuy xeex ngeen ak yeleefu doomu aadama ci boppam dinañu xeex. gis nga président Lamine Gueye dañuy wax ni jamono. daraan jël ñu bëree bëri dinañ yóbbu may bourse ñu dem jàngi France bu ñu ñëwee ni ko waa président. yow xam nga ni ñii ngay may bourse du ñoom ñëpp ay réussir ñu ci bëri sax bu ñu demee mën naa am jàng mu ni xam naa loolu xam nga lu tax. mu ni su ma ca amee benn docteur wala ñaar wala ñett ma jël. man dama dëkk quartier bu populaire bu mel ni Sampaate. njàng suuxe fa tumuranke fa woon lool. waaye quartier yu mel noonu boo fa amee benn doom mu ñëw université am fa licence. am fa maîtrise mais ñoom dañuy jël. dañuy jël ñëpp duñu réussir mi ngi mel ni football bi rek. ñëpp duñu réussir maintenant di nga encadrer xale yi jox leen ay yeneeni yoon ndaxte ñi ëpp ci ñoom bëgguñu ñëw université Cheikh Anta Diop. ñi ëpp ci ñoom ñëw université Cheikh Anta Diop du choix ci ñoom ndax choix mooy loo xam ni sa coobare. nga ni man damay dem université Cheikh Anta Diop ñi ëpp ci ñoom. tey jii boo dugg bu université tijjee nga dugg amphi di jàngale. amphi bi fees dell département philo nga xam ne philo nga am 1500 étudiants première année mais li lay wóor boo jàkkaarloo ak ñoom ñi ñëw fii jaaxle leen fi indi mais bu ñu amoon waneen yoon jaar fa. très bien maintenant par rapport au niveau d'études université démb ak tey am na ñu ci gis ak wuute wàññite am déet ci wàllu niveau bi li ci seen wàllu yéen jàngalekat yi li ci wàllu étudiants yi également. waaw niveau bi am na mais fépp la rëq-rëq yi fépp la. ndax ma nga tàmbalee ca suuf bu fekkee xale bi ñu lay jox. buy ñëw université ni am na bac ci boppam am na ay faiblesse yoo xamante ni indi na ko yow jàngalekat bi nga xamante ni yaa nekk université loo xereñ am na loo xam ni mënuloo ko jubbanti ndaxte ca suufa fa ñu tàmbalee foofu la rëq-rëq yi am. seulement c'est pourquoi xel mën a nangu ak cegg par rapport aux capacités des uns et des autres. oui cegg gi mooy tey jii ñi nga segg. nga ni leen yéen mënuloon a dem université El Hadj Assane foog nga wax leen fu ñuy jaar. y a la formation professionnelle. voilà mais formation professionnelle boobu boo amul ay moyens fay foo jëm. 60 000. yaa état kay moo la koy. voilà foofu laay wax. maintenant yan infrastructure la état def par exemple à Thiès. ni xale yi am bac soxlawul ngeen di dem université Cheikh Anta Diop soxlawul ngeen di dem Ndar. mais ci biir Thiès war nañ fa mën a am ay formation yoo xamante ni publique. gratuite yoo xamante ni xale bi ñaari at ñetti at dina am lijaasa boo xamante ni dina ko may am xel. waaye niveau bi moom lu wér la. léeg-léeg booy corriger ab copie. di nga taxaw nga ni kii
man pexe la def. ba dugg fii ba dugg université sax da nga naan kii de sëriñam aay na lool. mbokk yi seen émission yoon wi ngeen di dégloog RFM ñu ànd ak docteur Babacar Diop di enseignant chercheur ci université Cheikh Anta Diop di it politicien ou politique njiital FDS Force démocratique du Sénégal. J'ose espérer docteur que politique bi terewul laa def sa liggéey université doo topp politique bi bàyyi njàngale mi kooku xam naa ni sax conscience professionnelle du la bàyyi nga def quoi. xam nga dafa am ñaari ëtt. muy ëttu militantisme ak ëttu jàng ak wala jàngale. ba may nekk collège Djibril Diaw. ba léegi dama ko mus a boole. bi may nekk élève dama doon yëngu di défendre ci foyer yi. ma nekk lycée El Hadji Malick Sy nekk président du foyer bu lycée El Hadji Malick ak na mu toll ca jamono xam nga lool. boole ko ak samam njàng yàqalu ko samam njàng. ma ñëw université Cheikh Anta Diop jiite l'amicale de la faculté des lettres mooy amicale bi gën a rëy ci université Cheikh Anta Diop am fa ñaari mandat boole ko ak samam njàng. noonu ma ko doon boolee démb di militer di jàng. noonu ci laa boole sama militantisme ak sama njàngale et ci jàpp naa ni samay étudiants ñi ngi may dégg jéppiwuñ ma su ma demoon. ba samay étudiants wax ni docteur Babacar Diop jàngaleetul bu boobaa damay génn université dem defi la neen mais tant que ñoom gis nañ sama bopp ni man li ma li ma war sama diggante ak ñoom. jàpp naa ni maa ngi koy def. maa ngi leen di jàngal. jàpp naa ni programme yi ma war a def maa ngi koy matale jàpp naa ni jàpp naa ni man li may raté cours néew na. war a def cours samay étudiants toog di ma xaar gisuñu ma jàpp naa ni lu néew a néew. su ma toogoon ba samay étudiants ni docteur Babacar Diop du jàngale du def programme am wala li muy def mënu ko. El Hadj Assane jour booba jàpp naa ni université dañ may mujj ma ñibbi Thiès nag. très bien ñu wax ci politique gi léegi docteur Diop ak coowal waa Pastef gëm sa bopp wala ci mel ni réew mi division boobu en tant que quelqu'un bu ne ci opposition bi yow lan la nga noo ko dundee. waaw mu metti ma lool. ma am ci gàcce am ci naqar am ci yaraange parce que li askan wi nekkee ci jafe-jafe. jàpp naa ni loolu waykat boo doon wax naan ku leen juróon yërëm leen. sama maam xaar mbay yàlla na yàlla yokk aw fanam xale yi ku leen juróon yërëm leen. gis nga ñoom seen coow li ñu nekkee. xuloo teesante wax ju sew bu ñu déglu woon maam Cheikh Gaynde Fatma doon nañ xam ne loolu di yitte. dina maam Cheikh Gaynde Fatma ba ñu ñëwee ni ko waa ji de nii ne lii lay def lii lay liggéey lii mooy yéeneem dani képp koo xam ne dangaa nekk ci réew mi nga ni da nga def dara ci réew mi wala da nga bëgg a jàppale dara ci réew mi ci fànn boo ko mën a defee boo ma gisee ak boo ma gisul bokk naa ko ak yow ndax da nga ma cee fekk. lépp lu may def loolu la ca loolu dong moo ma fi bàyyi. loolu dong moo fi bàyyi kon ñoom waruñu woon a xuloo waruñu woon a xeex ndax ku ci nekk la nga nekk bu fekkee mën nga jàppaleel bu fekkee am nga xalaat yu baax def ko. jarul teesante. xool jant bi. jarul teesante jarul buuxante nañu yërëm askan wi nañu jàppale askan wi. nañu taxaw ci yitte askan wi ndaxte El Hadj Assane. man liirewuma ci ab journal. déggewuma ci rajo gisewuma ci télé. damaa dem ci terrain bi gis la fa xew. ma jëkk a dem ci terrain bi nag le dimanche 6 septembre maa ngi Thiès. wër Sampaate. dem kër maam El Hadj gis la fa ndox ma def. ba xalif bi Serigne Muniru maa ngi koy nuyu recevoir ma. ma dem Gent gis li nga xamante ni loolu la fa inondation def. ma jóge fa ma dem Kër Massar le mardi 8 septembre. dewuma Kër Massar rek ànd ak ay journalistes tourné waat déedéet damaa dem Kër Massar yendu ak ñoom. dem Jaxaay yendu ak ñoom gis la fa xew. dem Colobane dem Rufisque ma gis ñu sonn ma gis ñu jaaxle ma gis ñu nekk ci naqar ma gis ñoo xamante ni nekk nañ ci njàqare waaye ma gis ñoo xamante ni dañoo wéet. ndax xam nga wéet mooy lan. jàpp naa ni président de la république ñi jiite la am réew nga njabootoo réew. lu toll ni mbënd am booba ba léegi mënoo wàcc ni askan wi massa nga yónni sa jabar. jàpp naa ni bokkul ci wekk. très bien bokkul ci. da nga waaw dinañ ci ñëw da nga embrayé un peu jàll foofu mais dañ ciy ñëwaat ci kanam tuuti ci wàllu inondation yi mais ñu des ak opposition bi ak politique gi ak li waral coow li parce que mu ngi déparé ci statut chef de l'opposition
ku nekk nag ni nga ko gisee normalement statut chef d'opposition war na am ñu ne mais ñii kan ñan la ñu yàpp fi réew mi toll loolu du fi yitte yow lan ngay wax par rapport à ce statut. man jàpp naa ne amul yitte ci askan wi. soxalul askan wi ñoralul askan wi lan la statut de chef par rapport à la vie de notre démocratie. de notre démocratie amul dara loo xamante ni mën na ko indi ndax débat boobu. 1998 la fi jëkk a jox. 2001 Ablaye Wade indi ko ci nouvelle constitution de 2001 bi statut de l'opposition. de 2016 Macky Sall dugal ko lan la changé lan la indi ci suñu démocratie. démocratie dafa am majorité day gouverner opposition day opposé wu. day taxawu askanam waxal askanam jëfal askanam di xalaat ay xalaat yoo xamante ni bu ëllëgee bu jotee ci réew mi génne ñi nekk ci ay jafe-jafe. waaye gis nga boole ci un statut sur le principe yàqu ci dara. qu'est-ce que cela change pays yi ko am Afrique. est-ce que dañu ñoo gën démocratie ana Mali. yan lan la mën a indi lu bees. ci doxalinu démocratie sénégalaise gis nga man démocratie comme bi ñu bëre. dafa war a jeex Sénégal. dafa war a jeex. Sénégal. gis nga suñu opposition bi dañoo nekk opposition boo xamante ni dañu ko làpp. gémmiñam jatang ay tànkam yeew ko ci gétt ba pare tëj ko ci mbaar boobu opposition dis ko war a dimbali waaye kuy xaar ndimbal ci moom. jàpp naa ni doo ko gis nga El Hadj Assane bi ñuy nekk xale. ñun dañu amoon ay nag Cees. bu jamono maral dikkaan ba nit ñi sonn ba nga xam ni jamono ji sonn na. dañuy jékki-jékki nag yi du ñu mën a jóg boo xëyee du mat juróomi waxambaane dañuy jàppale nag wi doog a mën a jóg ñu ne nag wi dafa loof. gis nga suñu opposition bi El Hadj Assane opposition bu loof la. justement il faut ak yëgoo seen biir balaa ni ko Pape Ngagne Ndiaye waxee ci njàngatam àllarba démb ji conférence que ñu mënta ànd ba jam ñaajo bu leen askan wi yaakaar ñu yóbbu ko ba fu mel ni Tamba ak yeneen yëgoo googu sans pour autant bu doon baare yëgoo mënta ñàkk quand même. parce que bu ngeen wanee division bi nii seen non ree non yëgoo gi leen rek la mën a am waxtaan. jiboo yëgoo ci askanu Sénégal njariñu askanu Sénégal. ok gis nga El Hadj Assane. ni politique doon doxee ci Sénégal mënta wéy jafe-jafe yi askan wi nekk njàqare gi askan wi nekk ñi bëgg ni yàlla moo leen ko teg loolu tuumaal yàlla loolu lay tudd loolu. kenn bind ko ci benn téere kenn tegu leen ko politique bu bon yorinu alalu réew mi bu bon. ñàkk a wekk nit ñi ñàkk a wekk askan wi moo ko indi mais gis nga bu fekkoon nit ñi am nañ taxawaay bi nga xamante ni képp koo xamante ni nekkul ci seen yitte wala taxawuloo ci seen yitte wala amuloo programme taxaw ci seen yitte ñi wàcce la fa. kon jàpp naa ni politiciens yi dinañ changer doxalin waaye façon politique. bi fa am donc askan wi nga delloo bal bi ñoom ñoo war a jël seen responsabilité. am nañ ci responsabilité nag loo ci mën ci dégg. parce que nañ waxante dëgg nag dans ce pays. Ouais. mais li ma jàpp mooy ni politique doon doxee ci Sénégal depuis 1962 ba léegi politique boo xamante ni yow sa intérêt personnel la ak groupe bi ànd ak yow. ak sa waaso ak sa parti politique gu baara yëgoo. politique gu combine bëri dugg ci gouvernement bu la neexee nga génn bu élection yi bu jotee nga daal di génn politique façon gu politique boobu. man jàpp naa ni dafa war a jeex. léegi nit ñi war nañoo taxaw ci ay programme war nañoo taxaw ci ay projet war nañoo mën a am yitte vraiment jafe-jafe yi nit ñi nekk ñi génn leen ci nan la ñuy mën a def ba tabax ay écoles yu baax. nan la ñuy mën a taxaw def ba am système de santé bu baax nan la ñuy mën a def ba jàppale baykat yi ba li ñuy dunde ci boppam ci réew mi. ñu mën koo bayee ci réew mi. nan la ñu mën a defee ba am ba industrialiser réew mi ndax sans industrialisation émergence mënul am waaye aussi nan lañ mën a def ba aar alalu réew mi bañ ko bàyyi. ak malheureusement li ñu gën a gis nag booba ak léegi nag jamonoy maam ak léegi da nga naan nan laay def ba falu ba pare. parce que li nga ma fi wax yëpp man ñi ma gis ñëpp dañoo fallu ba pare sax soo jublu naan ci yooyu réflexion est-ce que du naxe gi moo bari ci politique Sénégal. waaw mais naxe na ko menn mag waxe woon ñetti bis la bis bi nga koy defee. bés bi ko ñëpp xame ak bés bu la ñëpp bàyyee. tey jii nit ñi nax nañ leen naxati leen xam nañ ko bàyyi nañ ñi leen doon nax. El Hadj Assane ñun dañoo juddu
dégg ni dañ doon nax suñuy maam. gis ñi doon nax suñuy baay. ñu màgg ñi ñuy nax ñi màggee ci ville boo xam ci contestation la ñu traité ñu de jeunesse malsaine. mais ñu màgg naxe yooyu bëgg a wéy ci laa ni képp koo xamante ni da nga jàpp ni yow lii fi ne du changé. nii lay doxe ba illaa yow mi diini ku ko gëm nga gëm ko mais man docteur Babacar Diop mënuma gëm ni Sénégal du changé. parce que dama gis ay dëkk yoo xam dañu nekkoon ci ay jafe-jafe. gënoon ñoo nekkoon ci ndóol. bi ñuy dem indépendance ñu tolloo woon ak ñoom ay situation dëkk yooyu yàlla wàccu fa tabax ko yonent wàccu fa tabax ko ay doomi aadama ay doomi réew. góor ak jigéen ndaw ak mag ñoo ko tabax. léegi lan moo tax ñun Sénégal ñun mënuñu koo tabax waruñu koo tabax ñun doomi réew mi nañu futteeku ñu jiima tabax suñu réew tabax suñu ëllëgu réew. ba bu ëllëgee xale yi du ñu jël ay gaal ak ay looco naan dañuy dem yor Europe. opposition bi ci boppam ak taxawaay gi sax est-ce que ñoom yitte bi warta gën a doon xool naka la ñuy gën a mën a di remobiliser waat que di xuloo seen biir parce que seetlu nañ fan yi ci ginnaaw docteur Babacar Diop que askan wi sax. société civile bi lam ci am ci jógloo leen yéen amatu leen ko da ngeen demoon ba sax société civile mooy woote ngeen topp seen ginnaaw xam nga loolu tamit bu xewee cim réew war ngeen gën a jàngataat taxawaay au lieu di sànnante xeer. waaw li wér mooy li fi nekk ci mobilisation ci Sénégal. li fi nekk ci taxawal askan wi xeexal askan wi ci aar yiir suñu démocratie ak alalu réew mi. ay la yéwén boo ci génne woon. xeexu mouvement citoyen yi dara du ci des loolu mooy li dëgg. waaye nag yàlla def na ñun xeexu mouvement citoyen yi yëpp dañ cee bokk parce que ñun dañuy fonctionner comme li ñuy wax parti mouvement. parti politique lañ dinañu tabax programme ñi ngi bind actuellement suñu livre programme. lan mooy suñu yéene ci réew mi ak ay boroomi xam-xam yoo xam ne ñi ngi ci biir réew mi ay universitaire ak bitim réew. waaye dañuy taxaw aussi comme parti mouvement mooy parti de combat. duñu parti de contribution de. parti de combat. taxaw ci wetu xeexu askan wi El Hadj Assane xeex boo fi dégg. ca njariñu askan wi taxaw koo jóg. gis nga ca FDS wala nga gis ci docteur Babacar Diop. ba may dem ca courant ba mais ay mouvement citoyen fa nekkoon. mënoon naa ni man parti politique la wala ma ni man ab universitaire la ñu ne koy ñënd ab professeur d'université war a dem manifestation man am naa lu ma fayee courant. mais dama jàpp ne am na askan wu nekk ci ndóol nekk ci ay jafe-jafe lañ leen teg kenn warul ni man na maa lijjanti sama bopp. réew mi li tax ñi muy dox. mooy nit ñi xalaat ñi néew doole. te ñooñu ñoo ëpp ci réew mi ñooñu war nañ leen a bàyyi xel. yaa ngi junj ne duma parti contribution dafa am ñoo ko njortal ñu ne ci deal ni ko ñenn ñi waxoon jamono. parti de contribution amul opposition de contribution moo am sax léegi. El Hadj Assane. déedéet waay. opposition de mais El Hadj Assane. opposition day wax. day jëf day xeex day xalaat naal lu génn nit ñi ci jafe-jafe. soo noppee xeexoo dégguñu la ci dara Macky Sall di def lu ko neex Macky Sall sa plus grande chance c'est son opposition. waaw coow li yëpp maanaam mbas mi ñu doon wax naan moo tax ñu def genre. pause du lay. waaw yow gars yi posoon avant mbas mi ñëw. El Hadj gars yi posoon nañ depuis élection. keroog bi résultat yi génn ak léegi da nga fi dégg gars yi. non gars yi posoon nañ. lu mat at avant mbas mi ñëw. xanaa mbas mi moom ginnaawam daa yaatu ba ku ne mën nga caa dugg rek moom. docteur sànq yaa ngi junj wàllu inondation yi ni nga tàmbalee moom nawuloo nguur gi ci ni mu ci taxawee. oui xeeb naa leen lool. parce que El Hadj Assane seeti malade taxul malade jóg. jaale ko feebar. taxul aji dem ji ñëwaat. waaye dina wàcce naqar dina wàcce coono. président Macky Sall li mu def ci mbas mi amul benn réew bu am démocratie wala réew boo xamee ne même bu dee buur la wekk na waa dëkk ba bu mën a doxale noonu. lu mat fukki fan ak juróom di bëgg a am ci mbas mi. génnoo sa buntu kër xool li xew ci mbedd mi xool li xew ci dëkk yi ca nga ne yow yaa jiite réew mi nga dem ba Twitter. Macky Sall kan lay dajal Twitter waa Kër Massar lay dajal Twitter. sama yaay jay jaay ca marché ba lay dajal Twitter nga dem ba Twitter boobu mentalité boobu façon politique boobu xeeb sa askan. boobu ñàkk orma sa askan. man loolu ci boppam daf maa metti trop. parce que waroon nañ gën a mën a jox yitte askan wi. mënoon nañu gën a wormaal askan wi beneen bi. soo demee Kër Massar nga dem Jaxaay nga dem Rufisque. nga ñi leen 750 milliards dugal nañ ko ci plan décennal de lutte contre les inondations. loolu dama jàpp ni saaga la.
ñoom nee nañ waxuñu dugal planification la woon. planification. boobu ba léegi ñoom nañ wax ñaata lañ ci dugal. ils sont ci état la ñu nekk. état am na ay services. mais jëf ju mel nii su amee ci am réew mu am ay bànqaas. am lu mel ni assemblée nationale. lan moo waroon a nekk doxalinu assemblée nationale. 2010 bi mu fi amee. mais assemblée nationale dafa convoqué Omar Sarr. auditionné ko ci Omar Sarr boobu ci ab dëj la nekkoon mu bàyyi fa dëj ba ñëw déglu ko. mais assemblée nationale yow dégluwoo ministre yi nanguwoo ko parce que Mansour Faye toujours Mansour Faye waroon na déglu ministre yi. waroon na déglu les directeurs généraux concernés. les chefs de service parce que nag du seen alal du alal ju ñu doon ci seen i baay ak seen i ma alalu réew mi la. yow auditionné woo nga war a def commission d'enquête parlementaire defuloo ko. nga naan mission d'information mais assemblée nationale kan la ñu yàpp man sama position mooy assemblée nationale bi dañu war a démissionner et le président de l'assemblée nationale dafa war a démissionner. El Hadji Assane démocratie mënta am lu dul ñi ŋànk institution yi. nawloo nañu askan wi. wekk nañu askan wi yërëm askan wi nekk ci yitte askan wi waaye 750 milliards. Mansour Faye démb ba ñu ko laajee il était incapable wax ñaata lañ ci dugal. le ministre bi nga xam ne moo ko fa remplacé tey waxuñu ko ñi ni la yow doo dem assemblée nationale leeral loolu. say directeurs généraux du ñu dem leeral loolu les chefs de service du ñu dem leeral loolu. assemblée nationale mënta taxawal commission d'enquête parlementaire leeral loolu. jàpp naa ni loolu ay rëq-rëq la yoo xamante ni. mbir yu demee nii. mooy tax suñu réew yi mënta dem. fenn moom laay wax di ko waxati. moo tax toujours ñuy jàmbat wàllu séparation des pouvoirs mais toujours aussi nit ñi jëmmal poste yooyu ñoo ko dul doxal parce que nag yëf yi du mbiri jinne de mbiri nit rek la. mais mbiri nit la mais ña fa nekk ñenn ñi ay double bouton la. ñenn ñi ay triple bouton la. mais loo bëgg di El Hadji Assane. je pense que man li ma jàpp. et ça man Sénégal yëpp sama mbokku Sénégal yëpp laay wax gis nga réew mi. li tubaab di wax changement de paradigme. El Hadji Assane mooy génne ci doxalin wu ñaaw duggaat ci waneen doxalin woo xam day tegu ci dëgg. tegu ci njub tegu ci maandu. gis nga El Hadji Assane bu ñu. malheureusement souvent yéen politiciens yi yéen a nu koy dig mais ñun def nañ fi ñaari alternance mais ba tey jii da ngay am impression ni lii dama ko dundaat ko di dégg les mêmes propositions les mêmes promesses. non jusqu'à quand. elle a du les mêmes propositions. du les mêmes promesses et du les mêmes personnes. am na façon politique bu fi nekkoon moom laay wax ni réew mi ba muy tàmbali soo ko jëlee. benn dëkk la woon dëkk bi am gétt gu ci nekk waa dëkk bi yépp di dund ci nag yi nga xamante ni ñi ngi ci gétt gi di ci am lañ ca war a am ci meew ñi jékki-jékki benn famille nekk ci biir dëkk bi jël nag yi jël gétt gi teg ci loxoom ni moo ko moom loolu mooy système. mais ñi jël seen loxo teg ko ci alalu dëkk bi. ni ñoom ñoo ko moom jël ay surga yooyu di leen pay jox ak payoor pour que surga yooyu di leen wattul nag yi di leen rattal nag yi. waaye surga yooyu su guddee ñiy sàcc ci soow mi ñoom it ngir seen njaboot ñooñu ñooy les produits du système. les victimes du système mooy ñi moomoon alal ji ñi nangu ko ci ñoom te ñooñu ñoo ëpp ci réew mi. ñun ñooñu la ñuy waxal. ca ñooñu ñoo war a xam ni. ñoom ñoo war a changer doxalin par rapport ak le système. par rapport et les produits du système ca loolu taxawaay yu mat sëkk ak pas-pas bu mag a mag a mag. la laaj ngir réew mi génn ci guuta gi. ñee mën a tabax Sénégal bu bees. ci naka ngeen compter faire partir Macky Sall ci gàttal. man dama jàpp ni Macky Sall mënu pour ñu mu dem. c'est doit être autour d'un projet alternatif radical. bu leer boo xamante ni foofu laa d'accordul ak les mouvements sociaux les mouvements citoyens gis nga xeex yi ñuy xeex. l'une des plus grandes faiblesses de ces mouvements là c'est qu'ils n'ont pas intégré la conquête de pouvoir gis nga Y'en a marre lañ doon xeex 2010 moom la ñuy xeex ba léegi. waa FRAPP li ñu doon xeex 2013 14 moom la ñu risque di ko xeex yaabe. mais il faut que nag ràññeet lay am ku ne yam sa place société civile bi. parti politique mën nañ rester société civile. mais war nañ mën a jokkalante. vraiment autour de projets alternatifs. mais syndicats yi dañu nekk ay syndicats am na ay réew yoo xamante ne en Angleterre en Amérique de puissants syndicats mais xam nañ seen i intérêt fan lañ ne. war nañ mënoo ràññeetle ñi nga xamante ni ñii wóolu nañ leen ñii ku leen jox réew. ci boppam
ñu daal di koy ñu yor ko ci yoruñu askan wi bu ñu demee ba gisatu ci seen bopp ñu amaat taxawaay yi. mbaa du poser un problème de leadership bu boobaa parce que xam nañ Sénégalais bëggu nguuram société civile mën na am candidat am bu boobaa parti politique ne noo man waa syndicat yi noo ñun suñu jiit naka lañ koy régler ce problème éventuel de leadership. problème de leadership fépp lay posé mais ñi mën a ànd rek ñooy ànd. ndax am na ay premier am na ay deuxième tour. yooyu yëpp ay moyens de filtre la ba nga xamee mais l'essentiel le projet. le projet. gis nga li ñu defoon ak Ablaye Wade. gars yi demoon jëli ko pare ñëw. mu baa bi dóor leen science daal di jaar ci seen kaw jàll. Macky Sall li dem am problème ak Ablaye Wade daal di génn fekk gars yi liggéey assises yi fi liggéey mu ñëw jaar ci seen kaw. je dis il faut que les forces progressistes il faut que les forces citoyennes les forces sociales xam ni dëkk bi mënuloo ko changer. sans que nga intégrer la perspective de transformation et la conquête de pouvoir mën nañ bañ a dugg ci parti yi. kenn waxu leen ñu boo demee en Amérique latine les mouvements sociaux dugg ñu ci parti yi. mais am nañ taxawaay boo xamante ni bu ñu waree tànn. dinañ tànn projet yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekkal. xeex bi nag dina yàgg kon ndax c'est culturel histoire parti ak njiit ak palin xam nga sénégalais yi dañ leen caa yàgg diri. waaw yow mi bëgg a indi changement boobu kon pour ma biter ñi mbir yi il faut nga xam ne du yomb. waaw du yomb looloo ma tax may wax ni chaque jour au Sénégal. révolution bi elle doit être une révolution culturelle. gis nga li ne ci xel yi tant que changé wuñ ko. ba nit ñi duñ ni mbir mi duñ ko tuddee nguur. ba mbir mi duñ ni mag buy naan ndox mu tàng suukar saa tax. ba ñu bàyyi garab bu la sutul du la may ker. ba ñu bàyyi legetu kese naxul bëy. xeetu xalaat yooyu yëpp intérêt personnel. maanaam sunu culture sax daa ànd ak mbuxum. mais culture boobu moo tënk réew mi. soo bëggee xool lu tënk réew mi demal ci suñu culture. culture boobu moo tënk ci réew mi moo tënk réew mi waaye ci biir culture boobu aussi am na ay idées progressistes. nitay garabam. idées progressistes yooyu moom la ñu war a mobiliser ñu jàngal xale yi former waat leen. moolaat ay programme yoo xamante ni mën na génne réew mi ci situation bii nga xamante ni ci la réew mi ne te ñun El Hadj Assane ñun duñu parti boo xamante ni day ŋàññi rek day critiquer rek ñun dañu am ay xalaat ci réew mi. en tout cas fan ci ginnaaw moom boobu impression la nit ñi am de moom docteur Babacar Diop ay doj yu rëy lay yónnee palais ba. El Hadj Assane ñun dañu am xalaat ci réew mi. am gis-gis ci réew mi am yéene ci réew mi. ñun ci inondation yi rek ma lay jox. ñi nga fi dégg ñu wax ñëpp dañoo ŋàññ mais nag am na loo xam du ci man donc maa ci génne bataaxal joxe ay proposition mais nag xam nga loolu du sama responsabilité journaliste. bu docteur Babacar Diop ŋàññee Macky Sall ñi def ko à la une. bu fekkee docteur Babacar dafa génne ay xalaat. yu génne nit ñi gars yi teg ko ci wet parce que loolu aussi journalistes yi intéressé wuñu leen. te man dama am ay xalaat ndaxte bi mbir mi amee. experts yi liggéey ak man. ñu xereñ la. ñu ci ëpp doole ñu ay liggéey bitim réew ay boroomi xam-xam nekk boroomi Sénégal rek ñor la dama ne la laaj un document. boo xam ne ñu ma bindal parce que waruñu nekk ci ay wax pour nan lañ mën a génnee ci mbënd mi. ñu defal ñu ay propositions yoo xamante ne su ko nguur gi soxlaa dañu koy. yan ñoo ci gën a fës yan ñooy principale proposition par exemple parce que on parle de y a cette dernière information bu génn concernant ce programme spécial d'assainissement de Kër Massar yow yan xalaat nga am yow. man su may xalaat. dama jàpp ni mbir mi dafa complexe. il faut ñu am un plan stratégique ci long terme. boo xam ne day couvrir 2020 2050. ñu xam 2050 ci wàllu assainissement lan lañ bëggal suñu réew mi. ñu am un plan directeur ci juróomi at. ci juróomi at yii lan lañ ciy def. am un plan opérationnel ci benn at chaque année. concrètement lan la ñuy def Dakar lan la ñuy def Thiès. su loolu weesoo. dafa am lu ñuy tuddee zone d'intervention spéciale. mais ci territoire Sénégal bi yëpp fépp foo xamante ni zone la boo xam day jël ndox dañ ko war a xam. dañ ko war a def zone rouge. gouverneur xam ko préfet xam ko chef de quartier xam ko. zone yooyu yëpp ñu interdire permis de construction yi ñu nangu ko. bu ñu nangoo permis de construction yi zone yooyu yëpp ñu def ay infrastructure d'évacuation de l'eau tant que zone boo xamante ni infrastructure d'évacuation de l'eau parewul kenn waru fa tabax. mais bu loolu weesoo. ñu taxawal benn bureau de coordination des inondations bureau boobu loolu lokk lay liggéey waaye loolu doyul de ñu am beneen bureau boo xamante ni bureau de coordination de la lutte contre l'érosion côtière ndax érosion côtière boobu aussi dégâts yi inondation yi di def moom lay def. Saint-Louis tey jii. kenn waxu ci mais on risque de perdre Saint-Louis dans les décennies à venir.
ndax géej gaa ngi fëgg mi ngi avancé Dakar ci Cap Vert fii am na ay dëkk côté Mbao yoo ay Bargny yoo xamante ni ndox mi ngi avancé boo demee Casamance am na fa delta du Saloum am na fa am na Ziguinchor am na biir Casamance yooyu jàpp nañ ne mën nañ ko bu ko fekkee état bi soxla na ko dinañ ci gën a waxtaan ak moom ndaxte ay proposition yoo xamante ni FDS teg na ko ci taabal ji pour que nit ñi mën a xeex inondation yi waaye ñi mën a xeex ñaanal audience fekki ministre bi ñu dénk wàllu ndox meeg inondation yeeg yooyu waaw bon mi ngi may dégg dama koy wax ci di sama xel dem ci rek Ousmane Sonko bi ñaan audience la Sénégal yi saaxo mu may ko ci saa si dafa naa àjjuma sax la ñu war a gisee xoobu waaw man moom la Serigne Gaynde Fatma maam Cheikh Gaynde Fatma waxoon rek képp koo xamante ni da ngaa jàpp ne liggéeyal réew mi moo la tax a jóg boo ma gisee ak boo ma gisul jàppal ni bokk naa ko ak yow ndax da nga ma cee fekk da nga ma cee fekk jooju xam nga ci man mooy lan ba may am 14 ans 15 ans collège Djibril Diaw ba léegi fépp fu Sénégal musa woote ci xeex man gis nañ ma bokkuma ci ñi nga xam dañoo dem ba jekk wala nekk ministre wala dem ba dajale sa xaalis jekk dogal xeexal réew mi man boobu ba léegi maa ngi ci xeex boobu kon buñ ko soxlaa ma bokk ak ñoom xalaat yi ci discours bi di ngeen di faral di wax dëgg askan wi également parce que politicien bi moom li ñu naan borom njaboot ba bëggee ca woggee naxal doomam rek bu ñu faloo gis nga fi wàllu tali yi nee nañ léeg-léeg ay kilifa dañuy ñëw teg fay engin wan la ni suba rek ñu commencé travaux yi bu élection passée ñu ne fes réer mais est-ce qu'il vous arrive de dire la vérité aux populations dans le blanc de l'œil par rapport à la responsabilité ci inondation yi ngay wax ni indiscipline bi ci wàllu aménagement wala. gis nga El Hadj Assane man su fekkee population yi mënu ma leen wax dëgg damay bàyyi politique. gis nga étudiants yi lu ñu may jige saa su ma d'accordul ak ñoom damay dem les yeux dans les yeux. dama koy wax. bu ñu doon dem sama page Facebook di ma saaga du tax ma wax leen dëgg. ndax saa suñ la nekkee ci lor. lu soxla nit ñi waxal leen damay jël ay risques di ko def kon bu ñu gis nga bi ñu waree reprendre njàng mi. am na ay jamono yoo ne étudiants yi nekk ci ni ñoom duñu reprendre ay nit laaj ma woo ma dama leen ni étudiants yi wax leen dëgg. ñoom ñoo am intérêt ñu dem jàngi. suñu jàngiwul. xam nga luy am année blanche baaxul ci ñoom. année invalide baaxul ci ñoom session unique baaxul ci ñoom man du ma raayal xam nga lu tax. dëkk mënoo ko tabax lu dul ci dëgg. damay dem Thiès xale yi ñëw docteur dañoo bëgg nangam ma xool leen ma ni leen mënuma ko xam nga lu tax ma ni leen mënuma ko. ndax yéen ngi nii bëgg lu leen neex du tax ma dig leen wala ma wax leen lu ma mënul ndax bu ëllëgee fii ngeen di toog di seetaan télé naan grand bii de kàcc dong lay def li mu ñu wax dërët. alors que su ma leen nee mënuma ko mën ngeen maa mere tey. mais bu seen xel dellu di nga xamante ni grand bi wax na dëgg mënu ko woon. te bu boobaa di ngeen du ngeen en tout cas du ngeen ni waxuma leen dëgg. dama jàpp justement cette moralisation de la politique lañ war a gën a góorgóorlu booba ak léegi sax ñu ngi ko fi annoncé ko wax nañ ci gën a góorgóorlu def ciy jéego ba nit ñi bañ a foog ne am na ñu naan sax yi politique de boo koy def bàyyil sab si jaada ak yooyu bañ leen loolu nag yéen it. man dama gëm ni politique jaamu yàlla. man dama ko gëm. dans le sens noble du terme. amul lu gën a noble mais bu dee da ngay kàcc ak di sàcc alalu askan wi bien sûr jël sa temps jox sa askan jël say xalaat jox say askan jël say nelaw jox sa askan jël sa alal jox sa askan jël sa santé jox sa askan jël sa liberté jox sa askan dama jàpp ni amul lu gën a noble politique mais na fekk nga xam lan mooy politique gis nga El Hadj Assane du ma net des ci di ko nettali damay gëstu ma daj ci benn épisode benn mbir moo xam ne wax dëgg yàlla ba léegi daf may tiital gis nga Omar ibn Abdul Aziz xam nga nekkoon na xalif 8e xalif des Oumayades la mais ci taxawaayam ci dëgg dañu dem ba koy classé ci 5 xulafa u rachidun ndax taxawaayam ci dëgg ak ci njub ak yërëm askan soxnaam dafa tudd Fatimata Bintu mu ni benn bés soxna si moo koy nettali dafa toog ba guddi fi xalifa bi doon jaamoo yàlla guddi mu fëgg fa dugg ci biir dafa dugg saamu fëgg mu fekk xalifa bi di jooy yu méttee mu ne ko waaye yow xalifa bi lan moo war sa jooy mu ne ko soxna si man damaa tiit sama tiitaange mooy bisu penc ma war a dajanteeg sama borom mu war a xool nan laa yore woon alalu réew mi sama diggante ak néew gi doole sama diggante ak ñi nga xamante ni daawuñu gis sama diggante ak handicapé yi sama diggante ak jirim yi sama diggante ak jigéen ñi te bu boobaa yonent bi moo war a nekk avocat néew gi doole yooyu loolu moo ma tiital El Hadj Assane xoolal kooku fa mu toll ak sama gars yi responsabilité
nga nekk milliardaire. nga nekk un simple fonctionnaire de l'État du Sénégal. nga xëy nekk milliardaire ay nit di la ci jàppale. Un fonctionnaire ne peut pas être un milliardaire. dañu waxante dëgg El Hadj Assane. loolu dëgg la. Un ministre boo xamante ni doon woo ko ci yaay. doon woo ko ci baay. nga mën a jënd kër ay milliards mën a jënd kër 600 millions 700 millions mais alal jooju dañ ko sàcc état da ci war a teg loxo nangu ko. nañu waxante dëgg. bu fekkee dañu bëgg suñu réew yu dox il faut responsabilité am. la bonne gouvernance il faut la bonne gouvernance daal di am. la bonne gouvernance am. il faut éthique boobu nga doon wax. daal di am. il faut nit ñi aussi bëgg seen réew. il faut nit ñi bëgg seen réew. il faut ñiitu réew yi aussi am capacité mën a def la Julius Nyerere defoon dem ba nekkatoo président nga dellu dëkk ba nga dëkkoon jël illeer di bay ca tool yi ak say loxo yi nga doon signé. di def nit ñi ay député di def ay nit ñi ay ministre loxo yooyu nga jël ci illeer dem ca tool yi di bay. niveau boobu tant que amuñu ko duñu tabax Afrique duñu tabax Sénégal duñu tabax suñu réew yi coow moo fi bari. dinañ féete 100 indépendance 200 indépendance 300 indépendance waaye ci ndóol ci jafe-jafe tumuranke ci la ñuy nekk loolu nag moo war a jeex ci réew mi. très bien yaa ngi junj sànq diwaanu Thiès man docteur Babacar Diop ci rajo yi télé bi ak Ndakaaru la ñuy gisee mais xanaa nag man moom gaa laajuma Thiès mais jàmm gën laa dëkk taqaloog yow sampaate doo yem ca sampaate kese nag laajal gox yëpp laajal Thiès. Thiès sama dëkk xol la. sama bakkan la sama lépp la. su may noyyi Thiès laay noyyi. Thiès def ci man loo xamante ni kenn mënut ko def ci man. Thiès taxawuma noo xamante ni kenn mësuma ne taxaw dama nekk président foyer du lycée Malick Sy ñi agressé ma fa sama bakkan bi. Thiès mobiliser la jeunesse de Thiès ñëw fekk ma hôpital mobiliser ceinture hôpital bi assurer sama sécurité yóbbu ma suñu kër. bi ma Macky Sall tegee loxo. à part Dakar Thiès rek ñoo mobiliser wu pour que ma génn prison kon. lépp lu ma am Thiès moo ma ko gënal ci lépp lu Thiès nekk suba ba ngoon mën maa ngi ci ak Thiès. waaye élection yoo xamul kañ la. amul élection yoo xamul nan la ak nakamu ak nan lañ cay demee. yooyu élection wax ci yaakaar naa ni jotagul waaye bis bu élection yi jotee. jàpp naa ni Thiès dinañu ma dégg. mais man ni ma leen xamee boo ci waxul it yéen a ngi koy waajal politicien moom du jóg du taxaw rek wasin day contrairement ak li ñenn ñi wax. gis nga politique du ëmb day wasin man gëm naa ni yéen ak yéenay ëmb sax yéen di ngeen wees sax juróom-ñeenti weer. sama doxalin ci politique dafa wees gis nga keroog xam nga man dama bokkul ci politiciens yi nga xam ne dañu nekk ci rajo yi rek ak télé yi rek di wax. man chaque jour maa ngi ci terrain. xam nga keroog ba may investir Idrissa place Obélisque. lu tax ña fa ñëw ñëpp jaaxle ni kii fan la jëlee mi mbooloo. ña fa ñëw ñëpp ba jàpp ni sax waa réew mi ñoo ma mobiliser ci suuf. buñ ko mënoon def ko. sama baat ci kaw. dara lañ fa la fa indi suñ sama mbooloo la woon xam nga lu tax. musuma jóge di jokkoo ak askan wi fu ma toll. weekend maa ngi ci àll bi di jokkoo ak ñoom di dox ak ñoom. di wax ak ñoom xam ci lu ñu nekk. depuis collège moo tax saa suñu waree jóg ñu jóg. jàpp naa ni bu élection yi jotee rek incha allah boo ma fi woowaatee. mais en tant que Thiessois tu as un regard par rapport à la gestion de la mairie. ah oui je pense que ni une ville comme Thiès. naka nga gisee Thiès li Thiès taxawee ci histoire du Sénégal. li Thiès joué ci histoire du Sénégal kàngam yi Thiès génnee. Ousmane Ngom Ibrahima Sarr ay Nina Fall. Idrissa Seck ak ñeneen. kàngam yooyu Thiès. ak wax dëgg yàlla lay dox Thiès ña ŋànk Thiès ak nañ ko ŋànke ak ni ñu waa adduna di ñaawale di ñu reetaane waa Sénégal wax dëgg yàlla man am naa ci yaraange. ci gàttal daal rafetlu wu gestion bi. wax dëgg yàlla rafetlu wu ma gestion ba. rafetlu wu ma taxawaay ya rafetlu wu ma institution yi aussi Thiès nañu ko ŋànke. wax dëgg yàlla rafetlu wu ma ko. très bien am naa réponse ci sama laaj bi jiitu loolu lépp ne da ngay doon candidat parce que ni nga bëggee Thiès ak nii nga ko gisee doo seetaan Thiès kon xam naa ni. loolu yaa ko wax. Idrissa Seck wax nga ko am nañu koy ŋàññi ne day noppi bu waxee ñu ne waxati na est-ce que Sénégal nit ñi am nañu droit boobu ci nit est-ce que du yow mi politique yow ni nga gisee ni waroo waxagum léegi ci Thiès Idrissa Seck am na sañ-sañu ne pat wala. Idrissa sama mag la ñu bokk dëkk Thiès. ñu bokk aussi dëkk Sampaate waaye ñu bokk kilifa. di ndijaayam direct muy góor gi Ablaye Dieng ancien maire. ancien maire HLM. sama papa foog ma ziyaar ko. di sama kilifa ma ne ñu bokk kilifa. ku mel noonu mënoo ludul yéene ko jàmm. mënoo ludul taxawu ko ci jàmm. waaye dafa def ni bi élection yi jàllee ak léegi wax dëgg yàlla ci taxawaayam. bokkuma nag réew mi
ci taxawaayam ak koo xamante ne am nga 20%. am 1 million de Sénégalais yuy jël seen carte joxe la ko. ay gox yoo xamante ne da nga koo gagné ci ay 75%. jàpp naa ni waaw moom stratégie am mais askan wi soxla na ko. loolu nag responsabilité am la. responsabilité waa réew mi la. donc tu n'as pas compris silence bi. wax dëgg yàlla comprendre ma ko. mais doo dem ba ci di ko tuumaal naan xëy na day waxtaan ak Macky Sall. non loolu ma ñemewu ma am nañu ko njort ñemewu ma caa yegg si parce que Idrissa Seck. lu coow li metti nag ne nit ñi nangu ni am na lu mu représenté ci Sénégal. am na ay tolof-tolof yu mu jaar ci réew mi. yoo xamante ni jàpp naa ne nit mënul jaar ci tolof-tolof yooyu. ak ñi ko bëggoon a toroxal. en tout cas ku ko bëgg a xas Thiès moom il faut nga teg lu ëpp li mu teg Thiès de. donc loolu lépp. Thiès moom yëkkati na baar bi ba mu kawee moom wala. waaw Thiès moom def na fa loo xamante ni jàpp naa ni Thiès ñaari maire la amagul. ci histoire Sénégal. yoo xam ni ba léegi moom seen tur ña nga fa. lu manti xew mooy Ousmane Ngom. ak Idrissa Seck. ñi ci des ñëpp dañ fay jaar jàll rek. l'ancien maire Ousmane Ngom boobu Ablaye Diop mi technicien tout tànk la ñu jeexale prison bi ndax bu nga fa jaaree ba léegi yaa ngi leen di waxal ca man noonu keneen noonu buñ toog rek ci studio yeeg ci mbedd mi foog ni Sénégal am na ñoo ne ci ay xat-xat yoo xam ni il faut que ñu leen di waxal comme moom réew mi tëdd na nen ni ku leen dul kon ne waxal rek du baax ca prison Sénégal yi ni mel jaaduwul. man Macky Sall dama ko gërëm. ci dugal bi nga ma dugal prison. dafa jàppoon ni daf may toroxal daf may buntu xataal. yoona la dugal prison wala Macky Sall. non Macky Sall moo ma dugal prison. Macky Sall it moo ma génne prison. ñama nemaloon prison bëri na. bi coow yi amee ñan ñoo ma génne prison. procédure yi ñu ma génnee prison. saa naka dañoo jël sama sac sànni ko. jour bi ñu ma agressé Rebeuss. ay 10h 11h ñoom ñu xam ne bu ñu xëyee loolu. université yi mën na jaxasoo. ci lañ def tout génne ma donc. nee nañ agression amul ñoom ils ont démenti. booba ba léegi ma dugal plainte muy bëgg a mat ñaata weer. bougé wul. bougé wul lu tax ñu teg ci seen tànk. mais le doyen juge mi ngi may dégg de. ministre de la justice mi ngi may dégg procureur mi ngi may dégg plainte boobu. du demee noonu de ca bu soobee yàlla dinañ ma dégg léegi. condition de détention yi. waaw condition ya man wax naa ko waxati ko la xew Rebeuss. ma fekkee ko Rebeuss gis ko Rebeuss bàyyi ko ak Rebeuss. bu fekkoon bàyyi nañ caméra mu dugg fa waxuma nag néeg yi nga xam ni ñoom bu ñu bëggee presse bi am na fa benn néeg boo xam bu ñu bëggee presse bi fa lañ leen di yemale di ñëw. mais la fa am bu ko askan wi gisoon. à 10h. bu 13h Rebeuss du toll am ndax askan wi du ko nangu askan wi dina ko maasale loolu moom sama baat ci kaw la xew Rebeuss situation bi nga xamante ne lu mat ay 300 personnes nga dugal leen ci benn néeg benn toilette. la ñuy bokk bu ñuy dem wanag sax dañuy rang. nga boole leen ci. bu ñuy tëdd mel ni potu sardine ñi tëdd wet bopp jëm ne bopp jëm nii. malgré amélioration yi ni wax ñoom. amélioration. mooy tuul waxi gouvernement bi. ak seen i communication. ñenn ñi dañuy toog ba suba jot. bu subaa bu ñenn ñi génnee féexlu la ñuy tëdd. am na chambre yoo xamante ni nit ñi dañuy dankalikoo ñii dañuy taxaw ñii dañuy toog ba asamaan set bu subaa ngay doog a mën a. organisation droit de l'homme yi kontaan nga ci ñoom wala des na. ci wàllu ndax dinaay dégg quand même ñu ciy taxaw di wax di dugg ko génn. prison yi war a gën a nekk yitte war nañ gën a pousse. y a l'observatoire aussi. loolu tamit c'est pas rien benn comité boo xam dina dugg di xool. mais des na parce que pression bi war a am. ci prison yi parce que nit ñi xamuñu dëgg la fa nekk. ndax am na ay kilifa yoo xamante ni sax bu ñu ñëwee. dañ leen di dugal ci zone yoo xam ne ñoom mën nañoo bañ a xam sax dëgg la fa xew. ndax amoon na fa am na yenn kilifa yoo xam ne ñoom pour yar ma lañ wax moo tax ñu yóbbu ma ci yenn zone yi ndax xam nga man professeur d'université la rayuma nit. bu dul dara université lay jaay rayuma nit. jamuma nit paaka jëluma alalu kenn. ñu jël ma yóbbu ma ci ay zones yoo xam ne mi nee nañ dañ ma doon yar. waaye dañ maa dimbali. Macky Sall dafa maa dimbali ma gis loo xamante ni bu dul woon loolu du ma ko gis. bu dul woon ak loolu du ma ko xam dafa maa dimbali. ndax daf ma jox doole biir ndax lépp lu ma Sénégal jaraloon. tey la gën a ëpp tey la sama yitte ëpp ci réew mi ndax damaa gis ni toroxal réew mi. salfaane ak doomu aadama dugal nit ñi ci ndóol. lépp lu mu war a jaral doomu aadama pour que nga xeex nga génn ci sa askan. bi soir lu mu jaral nit
man jaral na ma ko ndax Sénégal génn ci jafe-jafe yi nga xam ci la nekk. ca boobu supporté nga condition carcérale yi noo ko dundee woon. El Hadj Assane man yàlla daf ma dimbali. keroog bi maître Moussa Sarr ñëwee fekk ñu booba ñu ngi commissariat mu ni da ngeen di fanaani Rëbës. suba. boobu maa ngi ci cellule bi ak sama gaay ma jóg taxaw bi ñëpp bu ci guddi gi noonu ma ñaan ci sama xel ndax mënu ma wax ci kaw ma ne suñu borom waxuma la tiit. waxuma la tiit ma jël maam Cheikh Ahmadou Bamba teg ci sama kanam. jël président Mamadou Dia teg ci sama kanam. parce que dama lire président Mamadou Dia lam daj Kédougou. jël Nelson Mandela teg ci sama kanam ndax dama lire un long chemin vers la liberté. teg sama kanam ma ni ma yàlla waxuma la tiit mais pepp lu toll ni pepp suuf raf ci sama xol. waxuma la tiit waaye lu toll ni pepp suufu raf ci sama xol nanga ma ci musal. ba ma duggee Rëbës ñoom li lañ la boo xoolee administration pénitentiaire bi lan lañ wax dañuy docteur da leen buñ ko waxaan du def da leen di jaay professeur université. loolu mooy wane ni mais da nga fa war a dëgër bopp daal. loolu ñoom seen communiqué bi rek war na ne bu fekkoon dañ ma faa dugal. pour maanaam benn gëree fa ne woon daal di waddi seen kaw. faale wu ma Rëbës quoi ñoom loolu moom leer na ci seen bopp. jikko étudiant baa ngeen doon xam naa faale wu ma Rëbës. ku xalaat maam Serigne Touba fa mu jaar. bu fekkee da nga ni mooy sa royuwaay. jàpp naa ni boo ragalee prison. sak royuwaay googu nga wax des na. l'idéal serait nag un jour ci réew mi quand même ñu politique bañ di yóbbu nit kaso quand même. waaw mais loolu mooy dëgg de façon générale loolu mooy dëgg mais xam nga lu ko waral. Macky Sall dans sa carrière xamul li prison. xamu ko. Macky Sall bu xamoon li prison xam nga Khalifa Sall mi xam li prison. tey jii bu jotoon ci réew mi li Macky Sall doxal du ko tax parce que xam na li prison. njabootam xam na li prison yaayam xam na li prison. xam na ko. mais Macky Sall musul xamul lu fa xew. visite sax demu ko comme demoo fa visite xamuloo. politique gu fitna ngay def politique gu jaay doole ngay def yow sa bëgg-bëgg rek nga xam. toroxal doomu aadama yi mais na def attention lu picc naaw yàgg dal te bis bu dalee picc nag am na njaboot. moom mi ngi fi njabootam bis bu ko nit ñi fayee borom ci Sénégal fii. dina metti lool. ay menaces voilées la de poursuite. je sais pas je m'adresse bien au président Macky Sall. nguuram gi day jeex de. aka njaboot jël njabootam gi yëpp xëpp leen ci nguur gi. jox leen ay milliards di toroxal njabootu jàmbur. bés dina ñëw bés a ngi ci kanam. très bien docteur Babacar Diop RFM ba nga lay gërëm bu baax di la sant. merci c'est El Hadji Assane kontaan naa loolu ñëw fii. jërëjëf ci RFM. mu nekkoon seen émission yoon week RFM docteur Babacar Diop la ñu ci àndaloon di enseignant chercheur ci université Cheikh Anta Diop Ndakaaru di yëngu ci wàllu politique jiite FDS Force démocratique du Sénégal ci technique bi Abdoulaye Diop El Hadji Assane Gueye ci micro bi ba alxamis ak jàmm incha allah.